yàlla yàlla nangu ziar alhamdulilah. sant yàlla bu baax ñaanal yàlla ñi yore liggéey bi yàlla mottali lépp te may leen dem di si woo sama bopp di si woo bépp taalibe Baay ñu ñëw xidma jàpp si liggéey bi ndax kenn moomu ko suñun dëkk su bëgg suñ dëkk taaru la bëgg suñ dëkk yëkkatiku la moo tax ñu bàyyi suñ kër yi génn naaj bi def lépp pour taral dëkk bi rek kon lii ñu ngi koy def si ndigalu xalifa bi xaadimul umma ñaanal ko yàlla guddal fanam wéral ko waaye yàlla àggali liggéey bi ne àgg si jàmm ñu songaat yeneen projet incha allah kon maa ngi woo sama bopp woo samay njaboot woo mbokki taalibe yi ñëpp génnaat ñu jëm xidmaal pay bi ndax tey jii nii li yàlla gën a am di ko maye du benn maqaama lu may xidmaal Baay rek kon maa ngi woo sama bopp ak mbokki taalibe ñu xidmaal Baay di jaajëfal ñu nekk si liggéey bu baax a baax yàlla ko yàlla àggali incha allah. fi jamono toll ñu gis ne nit ñi taalibe yu bëri ñu ngi rëcc ci xidmaal Baay ñu bëri dégg na xidma am na ñenn ñoo xam ne ñu ci gàtt ñu ngi am na ñoo xam ne ñu ci def seen yitte ana lan nga mën a wax ñi nga xam ne ñoom ñooy xidma ak ñi nga xam ne ni dañuy jiixi jaaxa njëriñ bi nekk ci xidma. waaw alhamdulilah dëgg la kenn jiix jaaxal sax ñëpp bëgg nañ xidma xëy na ñàkk a xam rek moo waral loolu ñun tuddee ay muxadam ñoo war a njëkk a wàcce seen bopp xidma wan njaboot gi ne lii mooy mbir mi mais bu fekkee ne muxadam bi da ngaa toog frenkulaay teg la say tànk ne man maay Baay Ñas lépp muñ si man taalibe yi duñu xam li ñu war a def mais boo simmee sa daraja xam ne amuloo dara lu may Baay lépp loo am Baay moo la ko may te mbiru Baay dañu soor a participer taalibe yi dañu xam ne yow ak moom yëpp Baay moo fi ne nañ dem ñu liggéey li Baay kon ñu ñëpp suñu bakkan bi dañ ko war a den reyaat ba mu dee ñu wàcc suñu bopp liggéey xaadimul umma Cheikh Ahmadul Mahi mooy xalifa Baay Baay wax na ne borom xam-xam la wax na ni wàllu yàlla la def na ko muy xalifaam tey ji moo gën a wàcc boom di xidmal pays bi kon ku amate ngant kenn amul ngant maa ngi dégg ñu naan ñuy woy léegi ne Abdou Barhama Jaami Baay dafa xidma ba dellu si pax bi dellu si suuf kon ñu ñëpp nañ génn waat di Ibou Diouf waxoon rek ma fàttali kunóos bi tarbiwaat ma bakkan du dee dafay feebar bakkan bi bu jugee rek nga yëg sa bopp boo yëgee sa bopp doo def dara mais boo yëgee ne amuloo bàyyee am da nga ñëw pour liggéeyal Baay kon niñ woote buñ bàyyi kenn buñ xeeb kenn nañ dem joxe message bi ñëpp xam ne xidma dafa am solo ñu xidma te lii li mu rafetee nii ku ko moom bàyyi ko moom yow moomoo ko man moomu ko Medina Baye TV moomu ko kenn moomu ko pays bee tax ñu def ko kon ku ne mën nga ko jël yóbbu ko sa kër tabaxee ko sa kër rafetele ko sa kër gën a rafet mais taloo sa kër taloo sa bopp li ma tal mooy dëkk Baay bi laa bëgg mu rafet te ñëpp ñu si woo suñu bopp tamit kon nañ xidma bu baax a baax ñii am gàttuñu itte sax dañoo xamul li xew rek message bi heure bi nga ko jotee rek yeneen yeewu ñëw si xidma yi demee xidma Baay ku ma sa raw si kaw suuf xidma nga rawee demal Nigéria demal Ghana demal Tchad foo dem ñi ngi rey seen bopp di xidma pour jox Baay liñ moom kon ñun ñu dëkk fii Baay ne dëgg-dëgg war nañu yeewuwaat xam ne yëf yi Baay la yëf yi Baay la du kenn bu Baay génnee si ñun kenn dootu ñu topp kenn duñu xool kenn duñu bëgg waaye tant que Baay mi ngi ànd ak ñun siru Baay ngi ànd ak ñun kon nañ fexe liggéeyal Baay jox Baay li moom te bañoo ne suñu bopp. ñu gis ne Cheikh Mouhamadul Mahi Xaadimul Umma am na lu muy faral di wax que ne fu waaye toog naan Baay ana yow la ñu defal Baay ci xidmaal Baay mu nekk ay anam yu wuute te nga mën a mën taalibe yi ci xidmaal Baay ci naka la. waaw sëñ Mahi moom philosophie am dafa yéeme dégg ko yombut nii laa déggee rek nga si wax ndax toog na mu ne taalibe bu ne boo duggee sa néeg ba tëj sa bunt laajal sa bopp na ana lu ma Baay defal da nga ko gis preuve baa ngi nii Baay moom mu defal nangam exemple xam yàlla foo ko daan dégg ni mu rëyee ni mu fooree ni mu jafee ni mu méttee yow mi Baay dimbale nga xam nga moo tax mu yomb waaye keneen ki xamul yàlla xam na ne xaajul yomb si moom kon ndimbal nga am si Baay te Baay wax ne leb naa yombal naa yoonu àgg ci yàlla moo tax nga àgg ci yàlla kon lu rëy la kon sëñ Mahi foofu lay waxee kon nag yow it loo liggéeyal Baay mu ne julli sax liggéeyal Baay la koor sax liggéeyal Baay la senal Medina liggéeyal Baay la bali Medina liggéeyal Baay la seet lu amatoo si dëkk ma def ko liggéeyal Baay la kon amul benn liggéey bu ëpp liggéey bii nii bu gàmmu jotee nit ñaa ngi jóge Tamba ñi ngi jóge Dakar ñi ngi jóge fu ne si àddina bi di ñëw buñ jàkkaarloog Baay Ñas fii gis monument Baay Ñas bi rafet bii si rond-point bi xol yi day sedd seen bëggal ci Baay yokk kon lii ñu ñëpp waroo taxaw ñaari fan sa war naa pare ñaari fan nag war naa pare waaye nag yàlla ñëpp dégg message bi nga xam ne loo si def Baay nga ko defal te Baay amul tànk ginnaaw Baay amul tànk ginnaaw wax naa démb si benn conférence am na koo xam ne sant bi mu sant sax kenn xamu ko Baay may na ko ba ñëpp dégg ko si àddina bi te Baay ko may kon buñu liggéeyee Baay rek raw suñu maas kenn ku nekk xool sa bopp si ñun fi ñu bàyyeekoo suñu njaboot yi suñu famille yi kenn xamu leen yow mi bàyyeekoo foofu bokk si Baay lañ xàmmee te Baay moo la may loolu kon nañ liggéeyal Baay bañ ko liggéey si bakkan bañ ko liggéey si làmmiñ ñàkk génn addiya joxe sonn naaj bi tàng na ñu ñëw fii di karo di bale di defal def ko jar parce que Baay nga koy defal booy julli amuñ pertement parce que maa ngi arakaat yoo xam ne maa ngi liggéeyal yàlla booy oor yàlla am na fay booy def lu baax yàlla am na fay
mais jaami yàlla bu mag boobu di xutbu jamono di Mawlana Cheikh Ibrahim di xalifa yàlla si kaw suuf di seetuwaay yàlla jaami yàlla yi si kaw suuf kenn melut moom si zahir bàyyi moo dàq ñëpp kanam dàq ñëpp bëñ dàq ñëpp faas dàq ñëpp kaala dàq ñëpp jëmm ku mel ni moom yàlla bindu ko nga ànd ak moom nag dëgg-dëgg boo ko liggéeylee da nga xam ne am na fay boo ko liggéeylee da nga rew see maas da nga rew see morom kon nañu yeewu ñu ñëpp ñu gën di jëm liggéeyal bàyyi loolu laa amoon. waaye taalibe yi man kenn laa si maa ngi dénk sama bopp man taalibe Baay laa cëru mun mu xadam laa man nangam laa yëpp ay bakkan rek la nañ nekk taalibe Baay rek taalibe Baay rek moo wóor man taalibe Baay laa te loolu laay ñaan yàlla nekk di taalibe Baay dee si taalibe Baay dégg ko di taalibe Baay kon man ak ñi ma àndal ak ñi nekk fii ñëpp ak mbooleem ñi ànd si responsabilité ne taalibe Baay lañ nañ yeewuwaat yee suñu bopp génn liggéeyal Baay ndax pays bi fi mu mën a àgg taalibe yi ñoo koy def sëriñ la taalibe la taalibe mooy dem xidmaal sëriñ mooy dem ziyaare sëriñ mooy dem jox addeem sëriñ mooy dem defal sëriñ lu mu bëgg waaye sëriñ du ñëw si naaj bu tàng bi di liggéey ndax liñ bëgg yëpp si tëbb ñoom joxuñu ko pare kon nañ dem si naaj bi ñu futteeku liggéeyal leen seen barke ñëw ak ñun pays bi daa am barke erreur bu ndaw ñu bëri dañ koy def léegi ànd naag Baye war naa am oto war naa am kër war naa am alal déedéet Baye diggu la loolu Baye li mu la diggoon aw jëdani xaqan li jabri kësri la ñëwal ma àggale si pays yàlla bi loolu la ñuy Baye defal fii nii jeex na kon Baye wàccoon ak ñun waaye barkeem bi nag moo yaatu goo xam ne boo ànd ak Baye lépp ñëwal la dëkk ñëwal la ay oto ñëwal la avion yi ñëwal la raay ñëwal lépp day ñëw ci moom parce que barke Baye bay mel noonu am na koo xam ne mos ta am ñaar dërëm yi mu jëndee mburu ba mu ànd ak Baye barke Baye ñëwal na ko mun naa am ay milliards di ko joxe barke Baye bay mel noonu kon boo xasee tarbiya ba àgg ci Yàlla xam yàlla boo selalee jub di xidmaal Baye lépp mun naa ñëw ci yow parce que Baye wax na ne rek lu ma ngeen xiif ragal ma ngeen mar kon duñ xiif duñ ragal parce que Baye ragal ko suñu lim ragal mooy ñu beew mooy ku koy def mooy ku am ba mbëri kon yàlla bu mu beew kon fi ñu teg suñu tànk bu ñu fa tegee suñu tànk di xidmaal Baye lépp daf ñuy ñëwal ñun ñooy joxe waaye kenn du ñuy jox ñooy dimbale waaye kenn du ñuy dimbale pays bi ñun ñoo ko mun defar def ko si njub def ko si teggin def ko si xam-xam def ko ci yar def ko si toppee ngi yàlla lu jut nag Baye li mu njëkk a bind si kaw suuf mooy rôle adab nañ am yar booy liggéeyal Baye amal yar booy wax amal yar looy def ànd ko teggin xidmaal Baye bëgg doomi Baye bëgg ñëw pays bi su boobaa da nga mën a jëriñu mais boo defee nii rek da lay taadaal si bopp mënoo mus ko ne ba doon Baye Niass mënoo mus ko ba niru Baye Niass sa kaala mënut a niroog kaala Baye Niass sa dox mënut a niroog dox Baye Niass sa dox mënut a niroog dox Baye sa wax mënut a niroog waxu Baye kon yow loo doon ci Baye nekkal jaama Baye nekkal taalibe Baye nekkal soppe Baye liggéeyal Baye rek Baye fay la te am na fay ki wax le Baye laa nañu wax léegi Baye fay na ko ñëpp gis nañ Baye fay na ko am na koo xam bu déggee Baye laa nag yuuxu na xaal boobu mu def si jaami yàlla la bëggal Baye moo ko may demee ñu bëri Baye fay na leen kon bu ñu bëggee àgg fi gars yi àgg nañ def di gars yi defoon rek yàlla may ñu cër incha allah yàlla na yàlla mottali yàlla na yàlla dimbale yàlla na yàlla àggale liggéey bi yàlla na àgg si jàmm bu àggee yàlla na xalifa bi am tal ak wér ñëw inauguré ko moom njabootu baag yëpp bu paree ñu songaat beneen ba ilaa yawmil xiyaamati na nekk si liggéey rek incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi tudd Doudou Ngom nekk porte parole projet Medina Baye ci kaw waaye nekk benn membre ci projet social. alors léegi surtout ñu gis ne projet Medina Baye tey ñu ngi ci seen beneen journée bis boo xam ne ko jagleel ngir daal di karole li nga xam ne moom lañ doon liggéey di monument bi tey lan ngay wax. waaw muy bésu sant yàlla ndax boo tàmbalee dara ba egg ci daanaka phase finale bi nga xam ne mooy décoration loolu sant yàlla la te xam ne am nga ñaan am nga ngërmande sa sëriñ ndax lii dañ ko tàmbali woon ci ndigal muy ndigal boo xam ne projet Medina Baye ci kaw mi ngi ko jëlee ci suñu xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim xaadimul umma di sang boo xam ne sang bu mat sang la nangul ndaw yi ci seen ay idéologie nangul ndaw yi ci seen ay góorgóorlu seen ay jiyam ba tax mu jox ñu ndigal pour ñu taxawal projet bii nga xam ne nii yeesal Medina Baye rek moo yitteem def xelaatam ak xam-xamam pour Medina am beneen façade boo xam ne façade bu mucc ayib la ñu nekkoon nag ci façade boo xam ne mooy fexe ba xeex rond-point bi jël ko ci fi mu nekkoon muy loxo waa Orange nga xam ne rond-point Alhaji Abdoulaye Ibrahim di kenn ci xalifa Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne mooy première xalifaam moom lañ tuddee tëli yoon bi rond-point bi nekk rond-point am ñu war koo décorer ba mu nekk façade boo xam ne képp ku fi yegsi rek di nga xam ne man dugg naa Medina ndax buntu Medinatu Cheikh Ibrahim dafa war a am ay
ay monument ay repères yoo xam ne képp koo yegg si fii rek di nga xam ne vraiment man mii dugg naa ci Médina Cheikh Ibrahima muy dëkk bu sell dëkk boo xam ne suuf su barkeel la suuf suñu gërëm la kon loolu mooy façade bi nga xam ne moom mooy suñu organisation bii nii tey nag ñu toll ci carrelage nga xam ne dafa nekk ci phase finale yi nga xam ne mooy décoration bi di lancer appel jeunesse su Médina Cheikh Ibrahima di woote di lancer appel ci jeunesse de la Fayda di leen wan ne ñuñ sëriñ si wàccoo nañ ak seen ay taalibe mooy dëgg-dëgg sang lañ mat nañu sang fexe nañ bañ nekk ay nit yu nite ndax taalibe Baay yaakaar naa ne fu mu egg ci àdduna bi fu ñu ko nawee rek niteem moo tax ñu naw ko ak xam-xam ak bëgg lu baax kon suñu demee ba tey ñu egg si fii nekk ay ndaw yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi tiitaroo Maulana Cheikh Ibrahima bi nga xam ne nii nit ku mat la ku daj àdduna def lépp lu mu waroon a def nga xam ne muy sang boo xam ne ni dégg sa sëriñ ci ayib dafay métti taalibe ñun amul benn mbóosóor wala benn ayib boo xam ne nañ ko dégg ci Maulana Cheikh Ibrahima wala njobootam kon ñun dañoo war a nag yëkkati suñu bopp darajaal suñu bopp dooleel suñu bopp ba dëkk bii ku fi yegsi rek xam ne yaa ngi Médina ci taar ndax dëgg-dëgg ba Maulana Cheikh Ibrahima di def nit ñi ñu nekk ay nit taaru bëgg lu baax bëgg teraanga bëgg lu rafet booba kenn ku nekk yaa ngi ko jombale sa bopp ah boo demee ci taarix ñoo ngi lay nettali ci ba muy sanc Médina Cheikh Ibrahima di takk ay rajo ba muy def nangam moom loolu la tolloon tey ñu ñoo toll ci góorgóorlu liggéey fexe rond point bi egg ñu jëlaat beneen xelaat boo xam ne mooy taaral feneen mooy bale Médina projet bi projet bu mag la projet la boo xam ne ni buñ sañoon danañ bale Médina ba mu set fu ñu gis mbalit jëlee ko fa fu ñu gis lu tilim ñu raxas ko ba mu set fu ñu gis lu baax ñu indi ko ci Médina mooy projet bii nga xam ne ay ndaw kese ñoo ci nekk amu ci kenn koo xam ne ni boo xoolee popularité bi nekk fii amul kenn ku ci dëkk Kaolack daanaka lu dul ñun ñii nii ñi ci des ñëpp ci yeneen région lañ jóge parce que seen dëkk sëriñ la fii mooy suñu Makka fii mooy suñu Maroc fii mooy suñu lépp ñun fii rek lañ am ndax fii rek lañ bëgg fii rek lañ yaakaar ne fii la ñuy jëriñoo léegi nag yaakaar nañ ne suñ buntu aajo yi mi ngi fajoo ci liggéeyal Maulana Cheikh Ibrahima moo tax ñu futteeku di woo taalibe yëpp buñ xeeb seen bopp buñ doyadal seen bopp nañ xam ne ñun ñooy taalibe yi ñun ñoo war a liggéey sëriñ si moom li ñu amoon ci ñun mooy fexe bañ nekk ay nit te tey yaakaar naa taalibe Baay kenn gënu leen a nite kenn gënu leen a bëgg lu baax loolu moom ñoo ngi lancé appel di gërëm tamit waa télé bi di gërëm waa rajo Médina bii nii nga xam ne fépp fu faydu egg ñoo ngi ciy góorgóorlu pour eggale mission bi ba ñu jot kan mooy Maulana Cheikh Ibrahima xam ko ci mboolee mi fànn ndaw yi nag ñoo ngi wax ñëpp daal nañ indi seen dërëm buñ xeeb liñ am nañ indi seen doole buñ ko xeeb nañ indi seen xam-xam buñ ko xeeb ñoo ngi ci benn organisation boo xam ne ñoo ngi demandé fexe ba am 1 million de talibé ci benn plateforme boo xam ne ni yaakaar naa ne bët bu set weer bu dee bu taalibe bu nekk dafee 1000 francs adiya Baay ñu def ko ci plateforme bi yaakaar naa ne fii ak ñaari at dinañ fekk Médina Cheikh Ibrahima mel ni Médinatu Munawwara bi nga xam ne moom la ko Baay tuddee ñoo ngi ziyaare ñëpp di leen gërëm di sant yàlla di gërëm ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen aajo yi ñëw di liggéey di xidmal Maulana Cheikh Ibrahima yal na bàyyi fenteeg ñoom yal na bàyyi fenteeg ñu ñëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla jox ko càkkutéefam di gërëm Cheikh Ali Ndiaye bi nga xam ne sant yàlla la ci tey ñu nekk ci phase finale muy dox ba egsi fi nga xam ne keroog bu ñu demee ci xalifa bi di ko ñaan ndigal moom la ñu xalifa bi booleel muy wërsëg boo xam ne fu ñu ne salaamaaleykum rek dajeeg moom mu taxaw suñ kanam kon nañ gëm ne Cheikh Ali Ndiaye mi mooy suñu Cheikh Mouhamadul Maay moom la yàlla teg suñ kanam mu nekk suñu magu taalibe nekk suñu muqaddam nekk suñu sëriñ di ñu dimbale ci façade bépp boo xam ne soxla nañ ko ci suñu diggante ak suñu xalifa Cheikh Ali yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na yàlla jox ko tëbbëb sëriñam Maulana Cheikh Ibrahima jox ko tëbbëb xalifa bi Cheikh Mouhamadul Maay ndax dëgg-dëgg sangale ci suñu biir boo xam ne ni seetaanuñu benn yoon ñoo ngi koy gërëm di sant yàlla di gërëm suñu président Cheikh Wilane ci disponibilité ak sawar gi nga xam ne ni mi ngi ciy góorgóorlu ci jamono bu nekk di gërëm ñi nekk ci bureau bi yëpp parce que bureau bu yaatu la boo xam ne ñii ngi Europe ñii ngi fépp ci àdduna bi fii ba Chine am nañ fa ay représentants yoo xam ne ñoo ngi góorgóorlu pour Médina Cheikh Ibrahima am beneen façade kon nag ñoo ngi sàkku ñaan ci suñu sang yi ñu dolli ñu ñaan xam ne ay taalibe yu jub lañ yoo xam ne bëgguñ lu dëkk Maulana Cheikh Ibrahima bi ñoo ngi gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf jërëjëf. ok maa ngi delloo ziar. tur bi naka la. maa ngi tudd Fatimata Silla. tey jii nga ñëw assisté ci liggéey bi nga xam ne waa Médina Baye jëppal ñu koy amal moo nekk ci seen journée de décoration maanaam wàllum karole ana tey lan nga gisee tey mbir mi lan. waaw maa ngi nuyu waa Kaolack yëpp di nuyu waa Médina Baye di sant yàlla bu baax ci bi ñu fekkee bés bi tey bési Maulana Cheikh Ibrahima la bu ma yeboo ne ñun ñu may sant sama ñaari waajur di sant sama borom kër
di sant sama sëriñ Maulana Cheikh Ibrahima Niass di sant El Hadji Abdoulaye bi nga xam ne moom lañ tuddee kii bi man moo ma maye mooy sama baay moom lañ ma bàyyile di ci kontaan di wax nag ne waa Kaolack ca waa Medina Baye ca kanam ñu ngi leen di sant ñoom it di leen ñaanal di leen wax ne yal na projet bi passé fii di ci kontaan ci initiative bi ñu def nii ba pare di ci woo nag mboolem ku nekk Kaolack rek ak mboolem ku nekk Medina maire bi ba ci au président Diomaye bàyyiwuma kenn na ci ñëpp jàpp dugal ci seen loxo parce que ay xale lañ ay taalibe lañ bëgg nañ waaye doole ji tolluwul noonu bu ñu sañoon kenn ku ci nekk na nga andi sa participation ñu def ci pour mun a defaral monument bi nga xam ne dañ ko def dippee ko Papa As El Hadji Abdoulaye Niass defee ko ci digg Medina Baye gi nga xam ne Baye Niass def na fi lu ne man nag sama contentement mënu ma wax sax fu mu yem xam naa fu mu commencé waaye xaw ma fu mu yem di ñaanal association bi rek yal na yàlla projet bi yal na yàlla gën koo dëgëral bañ mën a def yeneen ak yeneen ci biir Medina ba Medina gën cee taaroo ci barke Mouhamed ci barke Baye ak Bayam. waaw ñu ngi dolli ziar bu baax a baax Abdoulaye Diallo la waaw tey dama waaw lu dul kontaan rek am mbégte rek di gis ne wax dëgg yàlla li Baye Niass waxoon ne am na ndaw yoo xam ne suñu ñëwee mag mu nelaw daneen la romb dëgg-dëgg ndaw yooyu dëgg-dëgg feeñ na tey ndaxte gis nañ ne liñ naan faydu axru zaman dëgg-dëgg faydu bi ak ndaw yi niñ si taxawee ni ak li ñuy immigré dëgg-dëgg lu rafet la ñun ñu ngi bawakee ba Dakar te ñu ko yëgee nga xam ne niveau technologie si internet lañ ko yëgee kenn woowu ñu téléphone waaye dañ ko gis rek si portable rek ñu bàyyee ko depuis barki démb ñu ngi fii di xaar bés bi kon xam ne dëgg-dëgg ndaw tey xanaa ñaanal leen yàlla ak gudd fan ak wér di wax ne dëgg-dëgg Baye Niass li mu bëggoon am na ko dëgg-dëgg ndaxte Baye Niass lu mu bëggoon mooy faydu gi feeñ faydu gi yaatu te dëgg-dëgg ndaw yi ñu ngi koy jotale bu baax a baax a baax rawatina yéen ñu yor information yi yéen a ngi koy jàllale ñëpp a ngi koy yëg ndax Dakar ñëpp yëg neen ko Dakar yëg neen ko Saloum yëg neen ko ñëpp yëg neen ko wax dëgg yàlla am nañ mbégte bu baax a baax ndaxte lii nii tey monument bii ñu ñëw tey di ko sargal di ko tuddee waajuru Maulana Cheikh Ibrahima ëllëg dana dem ba tey suñuy sët ñi ànd ak ñoom di leen wax ne dëgg-dëgg liggéey bii nii amoon na solo lool fekkee neen ko te loolu lu kawe la si ñun dëgg. non Medina Baye si kanam du naxaate ndax dëgg la ndax lii tey firndeel na ko tey bu ñu ñëwee gis ne monument bii nii tabax neen ko ba mu yegg di ko korale xam ne lii liggéey dëgg moo ko waral ak Pastef dëgg lu dul ñi ngi seen ginnaaw te ñi ngi invité képp koo xam ne taalibe Maulana Cheikh Ibrahima la rek na ñëw si Medina Baye si kanam na si def loxam na si def participation man bés ni ko tey man pare naa volontaire moom ànd ak yéen di leen jàppale si liggéey bi di si bokk parce que man mi tey man maay représentant Ansar Dine sama gox département Rufisque kon dinañ ko jàllale dinañ si dox bu baax a baax insha Allah am nañ si mbégte bu baax a baax waaw ñi nga xam ne dañ bëgg a xidmal Baye nekk si yeneen gox daal nañ jokkoo ak Medina Baye si kanam suñ fa defee seen dërëm dañ xam ne Baye Niass lañ ko jox direct ndaxte lii di wane na ko te am na yeneen projet yi fi nekk yoo xam ne pare neen pour def ko kon na ñëpp participer si Medina Baye si kanam bu leen si kenn bàyyi ndaxte Baye Niass moo wax ne képp ku ma liggéeyal da nga fayeeku te képp koo xam ne rek namu ma laa fay rek du ma la liggéeyloo kon nag maa ngi invité sama mbokku ndaw yi di invité sama mbokku taalibe di invité sama mbokku muqaddam yi nañ ñëw si Medina Baye si kanam jàpp si ak suñu doole ak suñu man-man ak suñu pas-pas. gannaaw bu ñu weesoo statut taalibe ñu gis ne Muqaddamul Baraka di yare ci yoon wi muy yoonu faydu ana naka nga ñi mu expliqué maanaam waaw diggante taalibe ak sëriñ diggante taalibe ak sëriñ sew-sew bu si nekk moom mooy taalibe daal day nangoo ñi digal ko mu jëf taalibe day nangoo xidma taalibe day nangoo toppe taalibe day bëgg sëriñam su bëggee njëriñu yii daal la ñuy digal mbokk taalibe Baye te buñ di gëj Medina Baye te buñ di gëj suñu kër Seexul Murabbi te buñ di nangoo ñàkk xidma ndaxte Baye Niass nee na taalibe bu gën a ñàkk sens mooy taalibe Baye bu dul xidma waaw Baye Niass wax na liggéeyal leen ma na xidma si la bokk ak déggal sa sëriñ ak topp ko
ak fonk Médina Baye ak fonk sa kër sa Seexul Xadiim ak fonk sa kurus ak salaat ak sa waxtu juróomi lii daal mooy taalibe Baye loolu leen di soññ te lii la Baye Niass digle ak ñi fexe tamit taalibe Baye tey boo gisee faydu bi gën a jaxasoo ñuy mbubboo Mawlana Cheikh Ibrahima ay taalibeem ñoo gën a bëri ak ñi ko xam ndax Baye xam yàlla la indi kon nañ xam yàlla ku xam yàlla rek dootoo bañati dara. ana lan moo war a doon taxawaayu sëriñ bi ci kanam taalibe bi. lu ta waa sëriñ bi si kanamu taalibe bi mooy mu fexe ba taalibe bi àgg si yàlla mu soob ko ba mu àgg si yàlla xam boppam xam boromam xam ay waxtu juróomam ginnaaw loolu mu soob ko soobu ñaareel doxar ko mu ràññee xam lii kese la sëriñ bi mënal taalibe bi taalibe lu mu mënal sëriñ bi tamit jàppale ko dooleel ko ba nga xam ne sëriñ bi liggéeyam dana mën a yegg si man-manam si pas-pasam si dooleem ak si léppam lii la ñuy digal taalibe yi waaye sëriñ si li ñu leen digal tamit nañ yar taalibe yi bul gis na taalibe am na xaalis muy def lu safaanoo loo xam ne Baye Niass santaane ko rek nga bokk si tere ko ndaxte faydu bi dafa am loo xam ne bokk na si am lu si bokkul am na loo xam ne da nga gis taalibe Baye di ko def leer na sëriñ bi su ko teree rek mooy poosam dootu si demati kon loolu tamit nañ ko éviter ku xam yàlla nag doo am loo bañ doo am loo ragal waaye nag dana am loo rus kon dëgg-dëgg nañ gën a fonk suñu salaatul faate gën a fonk suñu seexul murabbi gën a fonk waxtu juróomi gën a fonk téere Baye gën a fonk Médina Baye nag buñ booleeg dara Médina Baye lépp loo xam ne muy loo xam ne wax nañ ko si Médina Baye nañ dagg suñuy tey ñëw ñun de loolu la ñuy dund si philosophie boobu la ñuy dund barki démb damaa jékki-jékki ne sama yaay damay ñëw Médina mën laal ma nekk dafa am monument bu ñu fay inauguré Dakar lañ bàyyee ko depuis alxamis ñu ngi fii si biir dëkk bi fii kon dëgg-dëgg loolu laay digal sama mbokk taalibe Baye yi nekk ci gox boo xam ne nii mooy Dakar ku xam Dakar xam ne dëkk dajee la ñu bëri donc jógee ko ci ay gox yu fasante ko di ko daje koy donc ak yeneen ak yeneen coow li bëri na lool ana naka ngay dëkk sa mbokkum xadam yi féetee foofu Dakar ak taalibe waaw nu ñuy dëkk ak ñoom mooy benn baat bi yàlla wax ne yéen ñëpp mooy leen si benn buum te bu leen di ŋaayoo man ni may dëkk ak ñoom daal mooy jéggale jëllale ak muñ ndaxte léeg-léeg nga dégg loo xam ne sa mbokk mu xadam dana ko wax loo xam ne safaaw nag pay bi sax waaye da ngay noppi ndaxte mbir mi Baye la soo taxawee ne yow la rek yow xamal ne yow xamoo sa bopp ndax ku taxaw ne yow la te képp ku ñëwul si man àggoo si yàlla képp ku ñëwul si man mooy yow nekkoo si Cheikh Ibrahima kon ana Cheikh Ibrahima loolu nag moo bëri Dakar li fa rëj la ku nekk yaa ngi woote te mbir mi foog naa ku ñëw Médina Baye xam ne mbir mi Baye la kon nag mu xadam yi li ma leen di lancé mooy kenn ku ne na xam ne mbir mi Baye la ñi kennal Baye nekkal Baye na ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane ginnaaw Cheikh Tidiane Baye la ginnaaw Baye nag amul leneen lu fi leneen nit indi kon nag nañ mu xadam yi Dakar maa ngi leen lancé en tant que mbokk taalibe en tant que mbokk mu xadam nañu kennoo jublu Baye mbir mi Baye la tey monument bi waroon nañ fi gën a bëri ñëpp dégg nañ information bi kon nañ jàpp ne mbir mi Baye la ñu dooleel Médina Baye si kanam incha allah loolu la ñuy dénk mu xadam yi ñu bàyyi woote gi ñu bàyyi woote gi incha allah jërëjëf waaw maa ngi lay fay bu baax Mouhamed man maa ngi tudd Cheikh Tidiane Wilane nekk président Médina Baye ca kaw di nuyu télé bi di nuyu waa dëkk bi yëpp di nuyu bépp taalibe Cheikh Ibrahima Niass waaw li waral ndaje bi tey mooy ay taalibe Cheikh Ibrahima Niass yoo xam ne dañoo xam ne li ñu war a def mooy liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass ñi ne fi yëpp gindeeku nañ ci ne dañu war a liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Médina Baye ci kaw nekk ci ñoo xam ne nii ñu am ndigal ci xalifa bi depuis keroog ba ñu amee ndigal ci xalifa ba tey ñu ngi nekk di góorgóorlu ci pay bi seen képp lay kattan lépp loo xam ne pay bi woote na ko rek ñoo ngi ci lépp loo xam ne pay bi woote na ko rek ñu ngi ci nekk di góorgóorlu bu baax wër na Sénégal région boo dem am na ay nit ñu fa nekk ñoo xam ne ni ci Médina Baye ci kaw ci lañ bokk man damay faral di wax ne Médina Baye ci kaw nekkul Médina Baye ci kaw benn nit Cheikh Wilane wala kenn wala benn puxus waaye dafa nekk Médina Baye ci kaw boo xam ne kullu taalibe Cheikh Ibrahima Niass ci la bokk képp kuy wuyoon ne taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass wala jullit nga rek ci Médina Baye ci kaw ci nga bokk Médina Baye ci kaw nekkul kii moo ko moom wala kii moo ko moom ñëpp ñoo ko bokk kon nag li may wax tout le temps mooy taalibe yëpp ci bokk lii nag sorol la boo xam ne nii symbole la boo xam ne nii sorol Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bokk na ci jumaa yi gën a rafet wala bokk na ci sorol yi gën a rafet ci àdduna bi ñun moom lañ jël andiwaat ko ngir mu nekk suñu symbole boo xam ne ni bu ëllëgee ñëpp dañuy xam ne jumaa ji fi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass defoon jumaa ji mucc ayib la nekkul comme jumaa joo xam ne luñ foog mais bàññi jumaa ji da ko teg ci xam-xam moo waral tey ni mu mel taar bi loolu moo tax ñu jëlaat sorol bi andi ko tey waaye fi ñu ko def tey mooy entre Médina Cheikh Ibrahima Niass fi nga xam ne nii foofu la ñuy wax rond-point orange ba fa lañ def sorol bi mbedd boobu Mariama Sarr dañoo waxoon ne daf ko tuddee Papas tali boobu ñu ne ñun nañ ko delluwaat njukkal tuddee ko Cheikh Papas El Hadj Abdoulaye Niass ñu tuddee ko ndax li tax ñun dafa jot Médina Cheikh Ibrahima Niass mbedd yëpp ñu jël ko dippee ko suñu sëriñ si gis nga lu ci mel ni
dale ko ci papaas wala njaboot ak Baye gi Niass yëpp war nañoo jël mbedd yëpp defar ko ba mucc ay tuddee leen ko comme delluwaa leen jukkal man gëm naa ne taalibe Baye Niass loolu la ñu war a wàññeekuwaat ñëw ndax suñu dëkk sëriñ ñun rek ñoo ko mën a defar kenn mënuñu ko defaral damay faral di wax heure bi ma dekkee micro ma ne Médina Baye Niass manqué wul xam-xam Médina Baye Niass manqué wul yar sëriñ ci jàngal nañu xamal nañu yàlla yar nañu yar boo xam ne dajalatuñu dara ñun taalibe yi ñoo des ñun ñoo war a wàññeeku ñu war suñu dëkk sëriñ mën a defar suñu dëkk sëriñ taalibe ma naan faral di dégg ci mag mu naan taalibe mooy sëriñ mooy defar taalibe waaye taalibe mooy defar dëkk sëriñam kon loolu lañ dégg tey ba tax ñun ñu ñëw samp fi sorol bi tuddee ko El Hadj Abdoulaye Niass fii ci Médina Baye Kaolack non non yemul ci lii kese xidmal Baye man dama naan nga jubal sax ci xidmal Baye la bokk nga jub di jubal rek ci xidmal Baye nga bokk ci la bokk man damay gis ne damay wax ne bakkan bu ku yàlla bind nga am bakkan rek da nga war a liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass waxuma la nga doon taalibeem man damay gëm na man li ñuy wax buntu xidma yëpp tañ na buntu xidma rek moo ci des buntu liggéeyal yàlla yëpp tañ na buntu xidma rek moo ci des te amul sikki ne mag ñi àndoon na Cheikh Ibrahima Niass gis nañ niñ jëriñoo ak seen njaboot niñ jëriñoo kon ñun ci loolu lañ ko waroon a sukkandiku xam ne Baye Niass li muy wax ne inna la si na xadamoo ne gi muy wax lu wér la ku ko liggéeyal da nga jot càkku def ñun moom lañ gëm te ñu ngi ñaan yàlla fay ñun ñëpp fay képp ko xam ne képp kuy liggéeyal Baye rek wala bépp taalibe Cheikh Ibrahima Niass rek ñu ngi xaar Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fay la ci symbole bi ñu def tey incha allah waaw loolu mënul ñàkk man dama naan bu fekkee da nga bëgg a pare pour liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass gis ci benn nga xëy rek am benn gàllankoor nga bàyyi rek man góob ma da nga bëgg a liggéeyal Baye Niass liggéeyal Baye Niass moo ko tolof ñu ànd ñun ñëpp dañuy dégg ñu ñuy waxtaanal suñu mag ñi daan liggéeyal Baye Niass lañ ñaan daj ñun ñi dajuñ ko ñun luñ daj rek ndax góor yàlla yi yàlla leen daan nattu ñuy gëm ne kon moom yàlla mu leen di bàyyi xel man dama gëm ne bu la yàlla di nattu rek yàlla mu ngi lay bàyyi xel kon ñun liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass dañ ca war a am ay métit moo waral ñuy continuer di foncer di gën a jëm kanam tolof man daf ma ko tolof ndax képp koy liggéeyal yàlla leer na nañ ci jamono yénte ba tey képp koy liggéeyal yàlla rek di nga am ay gàllankoor waaye gàllankoor yi moo yégal say maqaama gàllankoor yi moo la yégal nga gën a kawe ay ci biir loolu ana lan ngay dégg taalibe yi nekk ci gox yi fasanti ko bëgg digg liggéeyal Baye te amuñu yitte ñëw ba fii atap ñu bëgg nañu waaw surtout loolu adduna bi tey wala Sénégal tey am na ci ay taalibe Baye yoo xam ne nii bëgg nañu liggéeyal Baye mais xamuñ fi ñuy jaar ndax jamono yàqu na woote yu bari na jamono yàqu na waaye ñun à travers Médina Baye ci kaw gannaaw bañu amee ndigal ci xalifa tey ñu ngi ci biir dëkk bi ñu ngi ci fépp foo xam ne ci liggéey pay bi la képp ku ñuy soxla ñoo ngi fi képp ku pare pour ñëw liggéeyal Baye Niass rek ubbil nañu buntu Médina Baye ci kaw comme ni ko taalibe bi moomee Médina Baye ci kaw wër na àdduna fi mu doon damay wax ne wër na àdduna ñun région bu nekk rek am nañ fi ay représentants yu fi nekk yoo xam ne ñoom ñoo gérer foofu fin de mois bu nekk taalibe Baye ñun Baye Niass danaan wax ne xalifa bi moo ñu ko nettali sama nopp may dégg mu ne dafa am jamono Baye Niass ku bëggoon a ñëw defar jumaa ji mu ne ko jumaa ji bàyyi leen dërëm taalibe bi defar ko dërëm taalibe yooyu nag ñun loolu lañ dégg moo tax ñu ne taalibe Baye bu nekk ñun suñu organisation bi taalibe Baye bu nekk ku nekk ñaar téeméer la joxe man gëm naa ne weer ba weer taalibe Baye ñàkkul ñaar téeméer bu taalibe Baye bu falu dëgg ñàkkul ñaar téeméer bu mu joxe ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass fu mu doon nag ñun ñëpp dañuy xidma waaye duñ ko def ci xidma coono waaye dinañ ñaar téeméer yaakaar naa ne yomb nañu ñëpp loolu moo tax ñu jaar la ko noonu région bu nekk am ku ko gérer région bu nekk bu fin de mois jotee ñoom ñëpp kenn ku nekk day récupérer ñu nekk foofu noonu seen alal ñoo yónnee ko ci direction Médina Baye ndax 16 mi ngi fi Médina Cheikh Ibrahima Niass tey ki nga xamante ni bëgg naa ñëw bokk ci projet Médina Baye xam fu muy jaar wala bëgg na jël ñaqam di ko baram bëgg koo dugal ci projet bi dina lay def waaw Médina Baye ci kaw yaakaar naa ne islam bi ku xamul Sénégal amul moment bi su ma wax dëgg la ku xamul Sénégal Médina Baye ci kaw amul wax dëgg yàlla ndax yàlla dafa ñoo defal jamono jëmuñu toon nii internet dafa tasaaroo ba lépp loo bëgg tasaar rek tasaaroo na chaque jour suñu vidéo yi mi ngi daw ci internet bi ku dugg ci internet boo bindee Médina Baye ci kaw da nga ko gis site boo mën dugg rek Médina Baye ci kaw boo ko bindee di nga ko gis ku bëgg xam ne bëgg naa barkeelu tax xamul fan la mën a jaar bu duggee ci Wave application bi bu bindee Médina Baye ci kaw rek dana gis foofu suñ plateforme bi mu mën a jaar foofu bu fekkee mën a jaar foofu bu defee 266 77 266 35 35 dana mën a dugg ci plateforme bi wala dana mën a dugal alalam nga may ma gërëm ñi nga xam ne ñoo nekk ci projet Médina Baye ci kaw wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ gannaaw ci balaa ñoo wax dara dañuy li ñu waroon a njëkkee mooy gërëm suñu papa suñu sëriñ suñu président d'honneur muy papa Cheikh Mouhamed Sirajdine Niass wax dëgg yàlla jàpp nañu trop di gërëm bu baax papa Mahdi Niass mi nga xam ne moo waral ñu jot tey ji liggéey bi li ci liggéey ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal bu baax di gërëm koo xam ne nii kenn la ci dëkk bi muy Asnar ñu ngi koy gërëm bu baax a baax wax dëgg yàlla taxawu nañu taxawu nañu ba fi taxawu yem am na yoo xam ne mënuñ ko wax ci télé mais taxawu nañu ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla kàttanal ko bàyyi ko suñu kanam ndax jàmbaar la joo xam ne ci biir dëkk bi bépp xale bu nekk ci biir dëkk bi bëgg te njub rek ñor ko rek waxuma ñi caaxaan de te njub rek ñor ko nga ne ci dëgg du nangul kenn ku lu newal doole moom Asnar kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dëggal ko kàttanal ko
ki may waxaat mooy Cheikhu Niass Cheikhu ñu ngi koy gërëm bu baax ndax dëkk bi rëy na trop borom alal yi bëri nañ fa trop mais moom kenn lañ fi gis mu ñëw di jàppale ak ñun ci liggéey bi Cheikhu ñu ngi koy gërëm bu baax ci loolu di ko ndokkeel bu baax a baax a baax a baax imnu bu Cheikh Mamadou Essa yaakaar naa ne adduna bi xam nañ ko bokk na ci xalaat yi nii ci ñi ko njëkk a xalaat ci la bokk xëy na yàlla daf ko sotle ci ñun waaye ci ñi ko njëkk a xalaat ci la bokk kon kooku ndaw boo xam ne nit ñi dañ ko war a jàppale ndax moom chaque jour mi ngi am ay xalaatam mi ngi yokk ci biir dëkk bi nuñu mën a def ba dëkk bi baax nuñu mën a def ba dëkk bi taaru kon kooku imnu mu Cheikh Mamadou Essa moom ñuy wax noonu dañ ko war a dooleel jàppale ko moom tamit ndax am na ay xalaat donte amul doole sax mais am na xalaat am na ay xam-xam kon nit li ma gis mooy organisation bu toll Médina Baye Kaw sax war nañu ñëw imnu tey loo xalaat ci dëkk bi mun bëgg nañu defar nangam ñu ne nañam jàpp ci liggéey ko mu jaar yoon wax dëgg yàlla maa ngi gërëm suñu waa Médina Baye ci kaw bureau bi bàyyuma kenn wax dëgg yàlla ñu nekk Europe ñu nekk Sénégal ñu nekk Fouta ñu nekk Ndar amul région bu nekk Sénégal rek surtout waa Kolda ay jàmbaar lañ yoo xam ne nii ñu ngi góorgóorlu ci Médina Baye ci kaw Casamance ñoom Mampenda Barsi waa Kër Massar ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla Modou Diom waa Thiès Sipane région bu nekk Sénégal rek am nañ fa représentant yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax wax dëgg yàlla jërëjëf Saya mën nañoo door aywa ay ci sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax marhaban yàlla na yàlla nangu ziar ñu ngi la koy delloo baax a baax man la Cheikh Ibrahima Kouta mu Thierno Amane Ndiaye mu Seexul Xayri ok Ibrahima tey ñu ngi teew ci liggéey Médina Baye ca kaw ana lan nga ñu mën a wax tey ci bis bi tey waaw tey moom li may wax mooy kontaan rek moom laay mën a wax ndax gannaaw boo xamante ne sant nañ yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi kontaan bu baax parce que liggéey bi nga xamante ne nii woote nañ ko gis nañ fi koo xamante ne nii jugee na Kaffrine ñëw gis nañ fi tamit aussi koo xamante ne nii ñu ngi jugee Dakar ay muxaddam parce que Ibrahima gis nañ ko fi Ibrahima li mi ngi jugee Kaffrine nekk mu xaddamu Thierno Amane Ndiaye mu Cheikhul Khayri jugee na Kaffrine te liggéey bi rek moom moo ko indi gis nañ fi mu xaddam yoo xamante ne ñu ngi jugee Dakar te liggéey bi tamit aussi moom moo leen indi di am kontaan bu baax nag di wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si biti ñoo bàyyi seen yitte yëpp paas ba pare ñëw pour liggéeyal ànd liggéey groupe ànd liggéeyal Baye Niass pour liggéeyal Baye Niass fii nii ci rond point Papa As wax dëgg yàlla waruñ fi woon a jiitu waa dëkk bi man daal maa ngi woo waa dëkk bi yëpp nañu ñëw parce que boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo jugee si biti ñoom ñoo ëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si dëkk bi te loolu nag gàcce la ci nga nekk si dëkk bi ne yow taalibe Baye nga ñu woote si liggéeyal Baye Niass nit di jugee raison ak raison di ñëw di liggéeyal Baye Niass yow nga tëdd sa néeg fi nga toog sax yaa ngi dégg rajo yi nga xam ne moom lañ teg si rond point bi yaa ngi koy dégg ba pare te ñëwoo ànd ak ñun si liggéey bi soo nee gëm nga Baye man dama naan yow da ngay wax lu la neex rek waaye yow gëmoo Baye parce que ñun ñi nga xamante ni gëm nañ Baye di ko dund ñi ngi ñëw toog si naaj bi ñii mu jaraleen ñu jugee Dakar ñëw ñii mu jaraleen ñu jugee Kaffrine ñëw ñii mu jaraleen ñu jugee fu nekk bàyyi seen yitte bàyyi seen kër yi ñëw pour liggéeyal Baye Niass te Baye nag wax na ne képp koo xamante ne liggéeyal nañ ko dina texe dina am alal dina jot càkkutéefam ku nekk nag sa càkkutéef ci Baye yow yaa ko xam dara du la ko may lu dul nga liggéeyal ko kese képp ku liggéeyal Baye rek di nga jot sa càkkutéef taalibe li ma leen di dénk moo nekk nañ bëgg Baye Niass nañ bëgg Baye Niass nañ rawante si bëgg Baye Niass nañ bëgg Baye Niass nañ rawante si bëgg Baye Niass ndax Baye radiyallahu anhu bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon di dund seede na ba pare te wax na jëf na nit ñi gis nee na mboolem koo xamante ne nii yaa ngi wuyoo ne yow yaa ngi nekk liggéeykatu yonent bi man Baye Niass maa ngi rawante ak yow te du ma dañ mukk si di la raw su ma demee ba nga xamante ni nekkatuma fi samay taalibe samay bànqaas di rawante ak seen i bànqaas te duñ dañ di raw seen i bànqaas te sama rijaali bil qadimi wa anna nii usaajiluhum laa ansani wa usaabiqu maa su fiika fa in amut usaajiluhum far'i wa fiika yusaabiqu loolu Baye moo ko wax mu ne da ngay gis ne da nga dégg góor yàlla ñi nga xam ne ñi ngi tuddee seen bopp liggéeykatu yonent bi mu ne man Baye maa ngi rawante ak ñoom te du ma dañ di leen raw su ma demee ba nekkatuma fi samay bànqaas di rawante ak seen i bànqaas te duñ dañ di leen raw kon rawante bi nekkul ci bëgg yonent bi waaye nañ rawante ci bëgg Baye Niass képp koo xamante ne raw nga ci bëgg Baye Niass yaa raw ci taalibe Baye ci ñi bëgg yonent bi ndax nit ku nekk ki mu gën a bëgg boo ko gënee bëgg rek yow yaa gën a bëgg ki nga xamante ne moom la bëgg maa ngi wax ne ñëpp nañ ñëw jaayante ak Baye Niass liggéeyal ko dëkkam bi ndax taalibe moom mooy defar dëkku sëriñ taalibe mooy defar dëkku sëriñam Baye Niass wàccoo na ak ñun yoree lu ñu benn àq def nañu ñu nekk buur ci kaw suuf araakum mulkul ardi loolu Baye moo ko wax gis naa leen ngeen nekk buur ci kaw suuf comme ñun ñoo nekk buuri suuf si nag ñun dañoo war a nekk jaamu Baye Niass
dañoo war a nekk jaamu Baay Ñas bu fekkee Baay def nañu ñu nekk buur ay buur ci kaw suuf ñun nañ nekk jaamam teraanga googu Baay def ñu ko defal ñu ko amuñ lenn loo xamante ni moom lañ ko mën a fayee maa ngi woo ñëpp di wax ne suñu sëriñ Seexul Xayri dafa wax mu ne buntu yëpp tëj na buntu liggéeyal buntu xidma rek moom moo ci des buntu xidma rek moom moo des lépp lu nit di sàkku fi mu toll nii jarut ngay nekk di sonal sa bopp ci ay nawaafil di fanaanee wirdo di fanaanee zikar di fanaanee julli yow sellal te jub ba pare liggéey boo xidma bépp maqaama boo xamante ne yaa ngi koy wut yàlla dina la ko jox amu àddina yi tamit yàlla dina la ko jox te xidma rek boo fasee ne da nga xidma da nga liggéeyal sa sëriñ mébét gi nga ko mébét ak bëgg gi nga ko bëgg yàlla far force dina la jox loo ko defee li la yàlla di jox nag moom moo ëpp fuuf li nga xamante ne nii yow moom ngay joxe soo fekkee da ngaa bëgg a joxe junne nga joxe junne nga mébét na dinaa jox sëriñ bi junne yàlla du la jox junne kese yi nga xamante ni moom ngay jox sëriñ bi toog da lay jox ñetti junne benn junne bi nga dépensé ko benn bi nga fayee ko say facture benn junne bi nga jox ko Baay Ñas su boobaa boo bëggaatee ne danaa jox sëriñ bi 1 million yàlla daf lay jox 3 millions wala mu jox la 10 millions lii nga def ko sa njaboot léegi nga yóbbu ko sëriñ bi kon li sëriñ bi wax am na ndax bu fekkee ne da ngaa bëgg ak maqaama lu mën di doon xalal ak lu mën di doo yow su fekkee ne jub nga pësee ne xidma utee ko ci buntu xidma di nga ko am ndax buntu yëpp dañ na buntu xidma rek moom moo fi des te Baay nag mooy ki nga xamante ne nii moom moo tax ñu gindeeku ci yàlla góor yàlla yi li nga xamante ne nii moom lañ doon wuti daan moo leen jaral ñuy fase seen soxna yi dëddu seen kër yi Baay ñëw nañu loolu yoon bu métti boobu ak tarbiya bu yàgg boobu yooyu yëpp léegi fi mu toll nii lem naa ko fa tawaytu wa saxaltu lem naa yombal naa kuy nga xamante ni lemal na la yoonu yegg ci yàlla ba nga am fartu te amoo te yow sonnoo wax dëgg yàlla kooku boo ko doon liggéeyal ba dee taxul nga fay ko Baay lim ñu defal du luñ jëf te mënuñu koo fayal nañ ko liggéey ba dee nañ ko liggéeyal ba dee man loolu laay wax liggéeyal Baay amul retraité liggéeyal Baay amul sonn naa sama turandoo Maam Ibra Fall daf doon wax mu ne liggéeyal Baay amul retraité ba nga xamante ne ni mool bi nga xam ne xeer bi mu teg fële ci kër Koosi boo demee kër Baay loolu moo tax mu liggéey dafa ñëw boobu mi ngi màgget doole ji dem na at yi bëri na mu ñëw ñu ne ko Baay la ñu liggéeyal mu ne alhamdulilah xaaral ma barkeeloo lii jël mool bi teg ko mu tolloo net ci lii bi ñu jointe ko ñu bind ci Faal ba léegi ku dem Koosi da nga ziyaare xeer boobu noonu ndegem nag Maam Ibra Faal mi nga xamante ne nii léppam daf koy jël jox ko Baay ba Baay wax ne su fekkee ne sama téere bi nga xam ne moom laa bind muy Ruhul Adab ku ko mënta jàng royal ci Maam Ibra Fall kooku moo dem ba nga xamante ne nii kattanam jeex na ay atam bëri na moom mu ne moom du retraité si liggéeyal Baay waxuma la ñun ndaw ñi nga xamante ne nii am nañ doole yore suñu kattan képp koo xam ne ñëwoo jël sa doole jox ko Baay yaa ngi jël sa doole di ko def feneen heure bi nga xamante ni moom ngay ñëw fii di liggéeyal Baay boo ñëwul liggéeyal Baay heure bi yaa ngi dem di def leneen loo xamante ni moo gën a métti liggéey bi ngay liggéey fii ne te doo fa am benn njariñ benn soo demul di entraîné ji yaa ngi dem nekk si leneen loo xamante ne nii ñëw nekk si liggéeyal Baay moom moo ko gën kon nag ñun jël nañ suñu doole jël suñuy alal jël suñuy xol jox ko suñu doole ji mooy suñu énergie dinañ ñëw joxe ko fii nii ci rond point bi suñu alal mooy suñu xol ndax yonent bi nee na alal dafa sax si xol jël nañ suñu alal joxe ko dépensé ko pour ñu liggéeyal ci rond point bi suñu ruux yi tamit ñu ngi koy ziyaare ndax daay man ñi ngi wér da suñuy salaatul faate di ko addiyal Baay Ñas ndax Baay Ñas moom lim ñu defal mënuñu koo fay suñ ko joxee suñ dund gi yëpp taxul ñu dee lii moom laay dénk sama mbokku taalibe di leen wax yéen ñëpp na ngeen ñëw ngeen jàpp ci liggéeyal Baay Ñas ndax liggéeyal Baay amul retraité jërëjëf alhamdulilah. Bonjour, je m'appelle Papa Ibrahima Senghor, plus connu sous le nom de Papi Senghor. Je suis de Kaolack, banquier de profession, talibé Baay en même temps. Je commence d'abord par dire Alhamdulillah, sant Yàlla de m'avoir donné la possibilité, la chance de participer et d'être présent à cet événement-là, qui pour nous, en tant que talibé Baay, est un grand moment. Parce que nous n'avons que Médina Baye et tout ce qui participe pour le développement et pour le rayonnement de Médina Baye nous intéresse et nous engage. C'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à être présents pour apporter notre soutien, pour apporter notre pierre à l'édifice, en espérant que tous les talibés, même en dehors des talibés de Médina Baye, tout le monde viendra nous accompagner pour la réalisation de ce projet-là qui a une grande importance pour nous. Au vu de cette statue qu'on portait, il y a beaucoup de talibés qui veulent intervenir et apporter le soutien dans cette
gisee mais ñu gis pas et la manière qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Alors, les inviter d'abord à venir s'approcher de la structure qui gère ce projet-là pour connaître les tenants et les aboutissants. Parce que pour cette structure-là, nous avons la bénédiction du Khalife général qui nous a instruits et qui nous a bénis pour continuer ces travaux-là. Et ça, ce n'est que le début. Inch'Allah, nous avons d'autres projets pour la ville de Medina Baye. Et vraiment, nous invitons tout le monde à venir nous accompagner, à venir s'imprégner et à venir nous aider à réaliser ce projet-là et à participer, comme je l'ai dit tout à l'heure, au rayonnement et au développement de Medina Baye qui est vraiment notre souhait. En plus d'être Baye, vous êtes également un politicien qui envisage quelque chose, un projet pour la région de Kaolack. En fait, ce que nous voulons, nous, en tant que Kaolackois, c'est participer au développement de Kaolack. En dehors de participer au développement de Medina Baye, qui est une partie très importante de Kaolack, et qui, je dirais même, qui est la chef ouvrière de Kaolack, nous voulons vraiment participer au développement de Kaolack. Donc, comme je l'ai dit tantôt ailleurs, aujourd'hui, la mairie de Kaolack nous intéresse, parce que le développement de Kaolack nous intéresse. Et donc, tous ceux et toutes celles qui peuvent nous apporter leur soutien pour ce développement, nous sommes preneurs. Donc il n'y a que Kaolack qui nous intéresse, il n'y a que le développement de Kaolack qui nous intéresse et nous utilisons tous nos moyens possibles pour vraiment développer Kaolack, pour que vraiment Kaolack redevienne le Kaolack qu'on a connu, pour que vraiment redorer le blason de Kaolack. Comment comptez-vous innover et renouveler le développement? Alors, vous savez, Kaolack aujourd'hui a un problème particulier, c'est le problème du cadre de vie et de l'assainissement. Ça c'est un. Donc nous allons s'attaquer à ce problème-là. Mais comment? Nous allons décider de créer ce qu'on appelle des points focaux au niveau de chaque quartier. Kaolack aujourd'hui compte 46 à 47 quartiers. Donc ces points focaux-là nous permettront dans chaque quartier de connaître les problèmes de ces quartiers-là, les difficultés de ces quartiers-là, parce que après, à côté de chaque difficulté, répertorier vraiment aussi les solutions que peuvent apporter la population de Kaolack. Donc c'est vraiment une démarche inclusive, une démarche participative. Et sur cette base-là, ça nous permettra d'avoir un cahier, ça nous permet d'avoir un document stratégique pour développer le Kaolack. Et pour nous, Medina Baye, qui va être au centre de ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'appuyer sur tout ce qu'on appelle le tourisme religieux. De la même manière, aujourd'hui, au niveau du Maroc, on a Fès, où chaque année, il y a des milliers et des milliers de pèlerins qui vont là-bas. Il faut qu'on trouve la possibilité de faire de Medina Baye ce hub-là pour permettre à toute la population qui est, à tous ces talibés Baye là, de venir à chaque période faire ce pèlerinage au niveau de Medina Baye. Et nous sommes certains qu'avec ce tourisme religieux-là, Medina Baye, Léona Niassène, Kaneen, Touba Ndorong, si on s'appuie sur ce levier-là, Kaolack va se développer d'une manière extraordinaire. Mais à l'outil maintenant du développement de Kaolack, on a constaté que dans certains lieux, comme vous l'avez signalé, Medina Baye est entre autres quartiers à Kaolack. Il y a un problème d'assainissement, surtout les problèmes de route praticablement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la route qui va de la route nationale vers Medina Baye, et qui est la route principale, est presque impraticable, ce qui nous pose problème. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans avoir accès à certains coins et recoins de la ville de Kaolack. Donc ça, c'est un problème. Et nous interpellons à ce sujet aussi bien la mairie, mais que l'État du Sénégal pour qu'il nous vienne en aide par rapport à ces situations-là. Mais en dehors de ça, on a parlé aussi de problèmes d'assainissement. Bientôt la période de pluie, mais en période de pluie, il est presque impossible de se déplacer au niveau de Kaolack. Donc il faut vraiment qu'on parvienne à régler ce problème d'assainissement-là, à régler ce problème d'inondation-là. Et par rapport à ça, nous avons entendu le président de la République dire qu'il va s'investir avec le Premier ministre pour régler ce problème d'inondation, aussi bien à Dakar parce qu'on nous a dit qu'il y a à peu près 717 milliards qui ont été investis dans le programme décennal de gestion des inondations, mais Kaolack ne s'y retrouve pas. Et donc vraiment, nous appelons les autorités sénégalaises à venir nous aider pour qu'on puisse régler une bonne fois pour toutes le problème de l'assainissement au niveau de Kaolack. Sur le problème d'inondation, on aura constaté que pendant l'hivernage, beaucoup de quartiers à Kaolack sont exposés Et ce problème-là, ça entraîne ce qu'on appelle un problème de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, avec ce problème d'inondation-là, on sait qu'en période hivernale, il y a la prolifération des moustiques. Donc le paludisme est là. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à ces problèmes-là. Donc il faut vraiment qu'on s'attaque à ce problème d'inondation-là
pour pouvoir une bonne fois pour toutes régler tous ces petits problèmes-là qui ont un impact négatif sur le développement de la ville de Kaolack. On a toujours dit que Kaolack mooy dëkk bu gën a salté au Sénégal, mais il faut que cette chanson-là, il faut qu'on la change. Il faut qu'on parvienne à dire que Kaolack est la ville la plus propre du Sénégal. Nous avons les moyens, nous avons la possibilité, et nous avons le courage, mais vraiment pour changer cette chanson-là. Kaolack également souffre un problème d'administration. Si une partie de la population, par exemple, régler un papier administratif, ça va lui poser problème. Est-ce que dans votre projet, vous envisagez? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'on a besoin d'un maire qui est toujours présent et qui est à côté de la population pour régler les problèmes des populations. Kaolack n'a pas seulement un problème d'assainissement, Kaolack a un problème de gouvernance, Kaolack a un problème de gestion. Même par rapport, imaginez, regardez par rapport au marché de Kaolack. Tout ça, ce sont des problèmes qui sont là et il faut prendre à bras le corps en rapport aussi avec l'État central pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement-là, que tous ces problèmes seront pris en charge par l'État du Sénégal pour qu'on puisse vraiment avoir un autre visage de Kaolack, une autre vision dans Kaolack et que Kaolack, qui a conduit, comme j'ai l'habitude de le dire, combien de premiers ministres au Sénégal sont ici ou bien ont été originaires de Kaolack? Il y en a une pelle. Et vraiment, ça n'a pas changé le visage de Kaolack. Il faut que vraiment qu'on parvienne à changer de triptyque, qu'on parvienne à changer le visage de Kaolack. Et pour ça, nous appelons tous les Kaolackois, toutes les Kaolackoises à venir travailler la main dans la main de manière participative et inclusive pour qu'on change le visage de Kaolack. Tout à l'heure, vous avez souligné que Kaolack est une ville sur de et de débordement. Mais est-ce que, dans quelque part, vous avez envisagé maintenant par rapport au message à lancer à l'endroit des populations du sud du comportement? Alors, il y a deux choses en fait quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème de comportement et malheureusement, c'est pas seulement à Kaolack, c'est vraiment tout le Sénégal. Il faut que les gens apprennent à vivre d'une autre manière en fait quoi. Nous, on avait l'habitude, je me rappelle quand on était beaucoup plus petits, chaque matin, il y a nos mamans qui se levaient et chaque maman balayait la devanture de sa maison. On ne le voit plus maintenant. Donc, il faut qu'on revienne à ces méthodes-là, qu'on apprenne aux enfants l'éducation civique, l'instruction civique. Je crois que ce sont des matières qu'il faut reprendre au niveau de l'école pour qu'on puisse s'approprier la citoyenneté. Voilà, c'est ça. Il faut les bonnes manières en fait quoi. Il y a également la rareté de l'entretien des caniveaux. Oui, mais ça c'est de la responsabilité de la mairie. Et alors qu'on est à 2 mois de l'hivernage, ça pose encore un problème. Et bon, on profite de l'occasion pour lancer encore un appel à la mairie pour que vraiment qu'elle puisse venir en aide à ces populations-là, aller vers Médina Baye, aller vers Médina Mbaba. Ce sont des coins où, même en dehors de la saison de pluie, il est très très difficile de se déplacer dans ces zones-là. C'est parce que l'accès est difficile, parce que jusqu'à présent, il y a des zones qui sont inondées et malheureusement, on ne voit pas ni l'aide de la mairie, ni l'aide de l'État central à ce niveau-là. maa ngi tudd Papa Ibrahima Senghor ñu gën ma xam si turu Papi Senghor ma dëkk Kaolack banquier de profession waaye di doomu Kaolack voilà. monsieur Senghor tey jii nga ñëw ci assister liggéey bi nga xam ne waa projet Médina Baye ca kaw ñu ngi koy amal liggéey bi lan la ñu mën a wax tey jii. waaw xanaa d'abord damay wax alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bi ma mayee chance ak possibilité ma ñëw fekkee lii man en tant que talibé Baye parce que je crois que tey jii nii képp kuy talibé Baye contentement la. nga am possibilité ñoo fekkee lii te ñu def ko si ndigalu suñu xalif général donc vraiment di ko rafetlu di si tamit képp kuy Kaolack quoi képp kuy doomu Médina Baye képp kuy taalibe Baye nga ñëw jàpp si liggéey bi parce que ñun dara ñoruñu lu dul lu taaral Médina Baye dara ñoruñu lu rafetal Médina Baye. ci loolu am na yenn taalibe yu nekk ci yeneen gox yu fa saytu bëgg def lii nga def nii tey ana lan ngay def. xanaa di leen wax ñu ñëw bu ñu ñëwee même bu mënta ñëw. ni ñëw jéem a jege comité bi nga xam ne moom mooy gérer comité de gestion bi nga xam ne moo koy gérer ñëw ku si nekk ak sa doole nu mu toll nga ñëw jàpp si parce que képp kuy taalibe Baay foog naa dara ñor luy defar Médina Baye donc boo ñëwee si comité de gestion bi incha allah sa ndimbal nu mu ta toll xeebuñ dara
muy ñaar dërëm muy juróom dërëm lépp ku nekk lépp loo am rek ñu dugal ko nga xam ne defoo ko pour sa bopp yaa ngi koy def pour faydu bi yaa ngi koy def pour yàlla te di ñaan yàlla ku nekk loo si def rek yàlla fay la ko ba ful la. waaw xam nga ñun dañoo yàgg a toog ku si nekk toog sa ruq naan Kaolack doxul Kaolack dafa sàtte lii ak lii ñu jàpp ne tey jii nii jot nañu changer doxalin mooy ñëw investir si lépp loo xam ne mun na fexe Kaolack développé wu. donc loolu moo tax ñu jóg takku ne il faut ñu xool naka la ñuy def pour mun a changer mbir yi nag pour ñu jàpp nañ ñu ko mën a defee mooy ñëw jël mairie bi doxal Kaolack ni ko waa Kaolack buggee ak ni ko waa Kaolack soxlaa te loolu. ni nga bëgg a doxalee lu simple la dañoo jàpp ne tey jii nii nit munoo faj jàngoroom te xamoo la mooy jàngoro bi te pour mun a xam jàngoro bi il faut ñu dem si population bi ñu demee si ñoom xam nañ Kaolack xam nañ ne 46 quartiers la quartier bu nekk ñu am fa ay points focaux yooyu ñoo ñu mun a permettre ñu xam quartier bu nekk la mooy soxlaam la mooy métitam la mooy problème am te li si neex mooy bu la waxee la mooy problème am mun na la waxal solution bi lii la xam kon mbir mi jafewut donc bu ñu jëlee loolu yëpp ñu tënk ko si benn document dañu permettre mooy nekk suñu programme comme ça incha allah bu ñu amee loolu nañu xam problème Kaolack yëpp lan la c'est vrai que quartier bi ne am na mais xam nañu Kaolack problème principal bi mooy problème assainissement mooy problème cadre de vie mooy problème principal bi mais bu loolu weesoo am na quartier bu nekk am na ñii lii problème tali la am ñii problème mu terrain la ñii problème mu espace vert la donc ku si nekk bu ñu waxee xamee sa problème yëpp tënk ko si document moo ñu permettre bu subaa ñu xam Kaolack lan la soxla ak naka yan jéego la ñu war mun def pour régler problème Kaolack quoi yooyu noonu. waaw am nañ si yéene am nañ solution te damay waxataan am ñoo xam ne muy nawet ak ñàkk nekk nawet ba léegi ñu ngi dund si mbënd gi instant yi nii nekk si biir Kaolack bi nii te vraiment loolu problème bu rëy la alors am nañu yaakaar comme ni ko premier ministre waxee barki dem si conseil interministériel bi incha allah dinañ ñu ngi leen di interpeller ñu trouver ay solutions pour des solutions pérennes nekk loo xam ne lu conjoncturel mais lu structurel loo xam ne daf ñuy permettre dootuñu waxati mbënd Kaolack te gëm nañ ne loolu mën na nekk parce que Kaolack ndox moo ko wër donc comme ndox bi ko wër buñ si góorgóorloo tuuti vraiment problème yi am ci Kaolack yëpp mën nañ ko régler ay problème kii maintenant beneen problème bi mooy il faut tamit ñu wax comme ni ko premier ministre waxee kër si problème comportement yi nekkul tout le temps ku nekk da nga jóg rek foo neex rek nga ñëw dëkk bu nga parce que il faut ñu xool tamit fi ñuy dëkk fan la tamit parce que am nga dëkk foo xam ne tamit vraiment yoonu ndox la après su boobaa tamit loo defar incha allah doo génn si mbënd mi loolu tam beneen appel la boo xam ne ñu ngi koy lancer la population de Kaolack et au-delà de la population ñu ngi koy lancer la population du Sénégal pour ñu xool fan la ñuy dëkk ak naka la ñuy dëkkee. mu mel ni am na ñenn ñoom itam ñuy jànkuwante wala yoon yoo xam ne mas nañu koy jëfandikoo ngir mën a amal seen i ay activités mu ngi ëpp ci Kaolack ci yeneen gox yi ndax loolu am na. mais du coup loolu day na firnde mooy ku dugg mën na ku ñëw mën na bàyyi jógee route nationale bi yoon bi jógee li ñuy wax croisement bi ñëw ba mën na bàyyi tey jii presque mënu fa dox problème la boo jëlee yoon buy dugg parcelle dem biir parcelle bu nawet jotee taxe boo ne ko parcelle laa jëm mun a dew ma booy dem saam taxe boo jël nawet ne ko saam laay dem mooy la dew ma loolu doy na firnde si loolu donc parce que on a un problème de mobilité au niveau de Kaolack te loolu nag vraiment comme ni ma ko waxee sànq ñu si interpellé vraiment l' état central di si interpellé président di si interpellé premier ministre mais di si interpellé tamit ki nga xam ne moom mooy jaraafu dëkk bi luñ si mun par rapport ak Promoville ak yeneen pour projet yi fi nekk ñu fexe ni ñu dimbalee vraiment si dem beeg dëkk bi mu yomb biir Kaolack. gis nga Kaolack bu ñu ko jafe-jafe yi ñu ko teg yoon ba demee ci wàllum yoon yi waaye lu jëm ci wàllum administration maanaam benn këyit boo ko itteewee day nekk loo xam ne jafe-jafe est-ce que mais du problème administration kese lañ am problème tey nii bu weesoo mbënd bi ak beneen problème mi ñu am mooy aujourd'hui comme ni ma fay di wax Kaolack lim soxla mooy maire bu fi dëkk di yeewoo ak ñun xam suñuy jafe-jafe xam suñuy jàngoro loolu lañ soxla man nee naa tey jii bu ñu ma defoon maire Kaolack laay ñëw dëkk di fi yeewoo ak nit ñi suba ak ngoon man bañ a sama jabar sa Kaolack dëkk donc ku ma Kaolack Samba Kaolack laa def ah donc il faut ñu am esprit boobu noonu marché Kaolack tey jii nii ay problème yu bëri lañ jànkuwanteel commerçant Kaolack yi problème bu dul jeex lañ jànkuwanteel donc il faut vraiment loolu mu dakk te loolu mënu ma dakkee mooy Kaolack doomu Kaolack jóg doomu Kaolack manko doomu Kaolack taxaw
pour vraiment li nga xam ne moom lañ bëgg si Kaolack ñu am ko si Kaolack. li ma leen dénk mooy ñaari yëf d'abord si comportement vraiment li ñu soxla mooy doomu Kaolack bu exemplaire doomu Kaolack bu jub doomu Kaolack bu dëgg doomu Kaolack boo xam ne vraiment Kaolack moo la ñor te dañuy fay di wax ñun lépp lu ñuy yëngatu bu dee nekkul intérêt Kaolack yàlla bu mu sotti parce que Kaolack kese moo ñu ñor donc vraiment ñu ngi képp kuy Kaolack quoi képp kuy Kaolackoise nga ñëw ñu bokk liggéey pour intérêt Kaolack pour jëmale Kaolack kanam pour vraiment Kaolack ak bu démb bakk bu nit ñi xamoon Kaolack boobu ñu amaat ko tey loolu kese la mooy suñu yéene loolu mooy appel bi ñuy lancé waa Kaolack te am yaakaar ni waa Kaolack dinañu dégg incha allah rabbi jërëjëf.